dafa mel ni yàlla daf nu jàngal zikr. yàlla daf nu jàngal zikr. ndax boo ko dégloo moom sunu borom dangay comprendre ci ay principe am ni zikr ci la bokk. waaye lu nu yàlla jàngal buy dellu ci ngëm-ngëmam moom yàlla soo ko delloowee ci xudara walla ci wiraada dafay dellu ca la mu la sant. lu tax muy santaane mooy buur bi. luy firndeel nguuram tabaaraka allazi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir mooy firndeel nguur gi. yàlla nee na yéen ñi defe ni da ngeen amee pouvoir da ngeen jàpp ni da ngeen di nguuru man soo ma indilee nguur man yàlla sama loxo laa ko téye kon nekkuma ci. boo ma indilee nguur man yàlla sama loxo laa ca teg kon nekkuma ci. lu koy firndeel allahumma malikal mulki tuuti mulka man tashaau wa tanzi'u mulka mimman tashaau. kon tabaraka allazi bi yadika al xayr innaka ala kulli shay'in qadir. yàlla day wane grandeur am mu ni dama téye nguur di ko jox ku ma neex di ko nangu ci ku ma neex. kon doy na firnde. moo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wax ni faw nga déglu yàlla ci ñetti santaaneem yi mu santaane zikr parce que benn bu nekk ak bi ko ñaareel dënu wuti. santaane bu jiitu ba mooy lan? lëm nu wax ci jouru aljuma yaa ayyuha alladina amanu iza nudiya li salaati min yawmi aljumaa fasawi ila dikrillah wa zaru lbay'a zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun fa iza qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillah pour lan wazkuru llaha kasiran laallakum tuflihun. mooy benn bi ndax Cheikh nee na zikr ñetti façon la. ñu ni ko beneen bi mu ni yàlla dafa ni inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar mooy deuxième branche bi. mu ni troisième branche bi mooy ala bi zikrillahi tatmainul qulub. benn bu ci ne yàlla indi na ci zikr mais nan koy définiree yamul. ndax ci ñetti kàddu yi yàlla daf ci tënk lanoo tudde zikru naasihaat wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun. tënk ci zikrul uluhiyaat di zikru boppam wala zikrullahi akbar. tënk ci bi mujj te ñi dem ba miin ko ñooy mën a def karaama nu di ko tuddee zikrul tajaliyaat te muy ala bi zikrillahi tatmainul qulub. léegi Cheikh pose question. question bi mooy ñetti façon zikr yi ban moo ciy àggal nit ci boromam. zikru naasiha zikrul uluhiya zikru tajaliya.
bu ci ne yàlla tudd ko ci alquran parce que Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nee na bu yàlla waxee wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun nee na nit ñépp la ko sant nee na xeet yépp la ko sant parce que nee na zikr boobu mooy ki nga xam ni yëg yàlla yiw la ci wut kii wut yiw ci yëg yàlla léeg-léeg nga dégg nit ni damay def istixfaar pour wut yiw léeg-léeg nit ni dama toog ba benn moment am temps mëni naa zikr laa ilaha illallahu pour wut yiw cheikh nee na ñooñu di wut yiw ci zikr ñoo moom wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun nee na ñi ci zikr nekk ci tarbiya di ci wut àgg seen borom ñoo moom zikrul uluhiyat wala zikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun nee na ñooñu ñoo moom zikrul uluhiyat parce que ñooñu li ñuy zikr wutuñu ci yiw kese mais dafa am ci yoon bu nu tegu di dem looloo tax mag ñi ni balaa ngay bàkkoo li may wérd kenn du ko wérd bàyyil ba xam li ngay wérd ci ban zikr la teg parce que ki jàng junne salaatul fatiha teg ko ci wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun ki ko jàng benn teg ko ci wala zikrullahi akbar benn baa ëpp doole junne yi ndax benn bi zikrul uluhiyaat la junne ba zikru naasihaat la kon kenn du bàkkoo ni wérdagoo lu ma wérd waaw ndax xamoo moom la muy wérd ci ban dimension lu koy wérde yow li ngay wérd ci ban dimension nga koy wérde bi mujj te di zikrul tajaliyaat ala bi zikrillahi tatmainul qulub du lu nit di tudd lu nit di sentir la du lu nit di tudd lu nit di sentir la mës nga gis ki sentir téeméeri salaatul fatiha te jàng ko ñu fay ko téeméer yi ki jàng téeméer te sentiru ko nu bañ ko fay fa la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani delloo si la noo tuddee wàllu teewlu ci zikr wàllu teewlu ci zikr waaye nan la nit ki di sentir zikru tajaliyaat ba àgg fa soo ko delloo ci shahada léeg-léeg nga gis ku ñëw ni ñaanal ma ndax dama bëgg soxna sàngam nga ni ko ndax wax nga ko mu ni waxuma ko mais ni ma ko gisee daal bëgg naa ko waaw fa mu tollu bëgg gëm ko bëgg moo ëpp doole kàddu ga ba mu jotal ko keneen te jotalugu ko ki nga xam ni moom la mbir mi intéressé loolu mooy zikru tajaliyaat lu nit di sentir la kenn mënu ko am lu dul nga sopp nitu yàlla moo tax yàlla ni soo ci tolloo ci zikr boobu da ngay gis ni foo toll sa xol ñaar lay am benn bi mooy mbégte benn bi mooy sécurité di dal da ngay dem ba yëg ni sa xol ñaar lay denc benn bi mbégte la benn bi sécurité la di dal yàlla dem ba laaj ni kon est-ce que du dal bi ak sécurité bi ak mbégte mi lépp ci zikr lay jóge ala bi zikrillahi tatmainul qulub waaye ñun ci côté philosophie spirituelle rëddoon nañ ko ci principe bi mooy
wax nañu ca université Cheikh Tijani ni croire en Cheikhu Tijani est le seul remède pour une âme. Vivifier son zikr est un viatique sûr pour la rédemption éternelle du cœur. kon mooy zikru tajaliya maanaam am ngëm-ngëm ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nu ni mooy lenn li nga xam ni moo mën a dimbali ruux di zikram bi noo tudde salaatul fatiha ñu ni ndimbal la pour permettre nga am dalu xol te dalu xol mooy ala bi zikrillahi tatmainul qulub moo tax bu ñetti zikr yi dajee te bu ci ne di alquran Cheikh Tijani ni bële muy wadkurullaha kasiran laallakum tuflihun ñi ko soxla mooy ñiy wut yiw mooy ñi nga xam ni joxuñu leen dog bu nu zikr waaye dañuy dégg dog sàngam baax na ñu topp ko mu ni zikr bi nga xam ni mooy wala zikrullahi akbar borom ci ndigal la ne moo tax nu delloo ko zikrul uluhiyat parce que zikrul uluhiyat mooy li yàlla waxoon bi yonent bi ñëwee di jël ci julli yi di dëgg tànkam yàlla ni sëlli ala muhammadin il fatihi lima uxliqa wal qaatimi lima sabaqa annaasiri lhaq bilhaq wal haadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mooy zikrul uluhiyat ci la yàlla basé ba ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mooy zikrul uluhiyat moo tax kiy zikree ci dimension boobu lu mu tuddati rek dañ koy delloo ci cadre lumière yàlla moo tax zikram du neen mënul neen sax mënul neen mukk te mooy li Cheikh Alhaaji Malick waxoon góor ga bi mu ko waxee li ma dégg ca Faas Cheikh Tijani wax ko ni jox na la ko mën nga sauver réew mi yëpp te fekk nekkuñu ci yoon Maodo lànk waaye bi mu lànkee mu ni ko mënoon naa ko nag jël engagement bi su ma leeroon ni yàlla nangul na ma benn peru salaatul fatiha góor gi ni la nangul na la sax lu ko ëpp mu ni ko waaye yow la wóor looloy problème bi wóorul Maodo te wax na dëgg parce que zikrul uluhiyat buñ la ca nangulee benn waxuma la sauver sa xeet mais mën nga sauver ko ne ndax zikru yàlla la te zikru nit ak zikru malaayika la ñuy natt na mu toll ci wàllu yiw waaye zikru yàlla kenn du ko natt parce que kenn xamul na yàlla toll loolu tax Cheikh Tijani ca hikmaam mu ni xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim bi muy julli ci yonent bi parce que xaqa qadrihi valeur inestimable bi yonent bi am ca yàlla rek ko xam kon valeur boobu moom la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jullee ci xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim muy zikrul uluhiyat looloo tax ñi tënku ci salaatul fatiha teg ko ci ndigal respecté conditions yi yëpp seen zikrul uluhiyat la waaye zikru tajaliyaat moom it valeur bu rëy la am ci tariqa bi parce que dafa am ñaari séquence yiy ñëw ci nit ci côté zikr te parfois entourage am duñ ci bàyyi xel léeg-léeg nga bokk ak nit malaanu wasifa mu doore zikru naasihaat ba jeexali zikru naasihaat xam nga lu koy indi garanti nañu salaatul fatiha ca kaw
mais mooy bi muy dóor wasifa ba xelam nekku fa ba bi muy jeexal xelam nekku fa. zikru nasihaat la, dañuy boole zikram ci zikru nit ñi. zikru nit ñi nag su neexee yàlla mu nangu, su neexee mu rejet. waaye léeg-léeg nga door ak nit wasifa mu doore ci zikrul uluhiyaat, mooy mi ngi jàng salaatul fatiha en même temps mi ngi amee présence spirituelle bi ak présence physique bi ci malaan bi. waaye nga gis ci zikru uluhiyaat boobu mu dem ba yàgg dugg ci zikru tajaliyaat, kooku bu daggoon foofu wasifa ba sax fay nañ ko. mooy nit dugg ci wasifa di zikr salaatul fatiha ba salaatul fatiha ba dem ba toll ca moom foo xam ni dafay commencer di jaayu walla muy jooy ngir bëgg ci salaatul fatiha. kooku enchaîné na ñaari séquence su zikr, benn bi di zikru uluhiyaat mu mujj daanu ji ca zikru tajaliyaat. boole na wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun ca fatiha ba, indi na wala zikrullahi akbar ca salaatul fatiha ba, daaneele na ala bi zikrillahi tatmainul qulub ca ñaan ba. ñetti séquence su zikr yépp ñëw. waaye bi nitu yàlla yi topp, parce que moo leen di def waliyu, mooy zikrul uluhiyaat. moom la nitu yàlla yi topp parce que moo leen di def waliyu, zikrul uluhiyaat wala zikrullahi akbar.